فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده إلى أن أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى كل من اختفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki Sénégal, mbokki jullit yi, kémtalaayal suñu xel ak suñu xalaat ñu ngi yëkkati nuyoo jëme ko ci képp ku dëkkee réew mi, rawatina kilifa yi, di leen ziyaara, di leen ndokkeel ci at mu bees mi, di leen massawu coono ndax jamono ji jamono coono la, te ñoom ñi nekk ci boppu njaboot gi coono bi yëpp ñoo ko yenu. ñuy nuyu nag xeetu Seydina Muhammad mu di julli di kenn génnul, nuyu peuple sénégalais, particulièrement ñi nga xam ni ñoo fi nekk sax fi demuñu fenn, teg ci ñi nga xam ni fi lañu bokk waaye dañu génn bitim réew. bu ñu ci jógee ñu teg ci njaal mu ñu yëkkati njaal moo xam ni Sénégal dëkku diine la, te ñaari kilifa yu mag bokkoon ci ñi nga xam ni leer lañu woon ci réew mi, giid lañu woon ci réew mi, ndimmal lañu woon ci réew mi, kaaraange lañu woon ci réew mi. suñu boroom def ci ñoom la ko soob. kiñ ci jëkk jaale muy Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, doonoon nit ku baax, ku jàmbure woon, ku taxawoon taxawaay bu rafet ci Laayeen, dundal fa lu bare, ñëpp fekke ko. daanaka lenn ci mbokkam daan nañ ko seede di wax ni ña fa toog di xalifa fi mu yóbbu yoon wa ñoom mënuñu ko fa woon yóbbu. loolu mës naa ko dégg ci maam Raan Laay, yal na yàlla yokk leeram, mu wax ko seede ko ci moom. ñu nit ñu topp ci dëggal ko rek, ndax nitu jàmm la woon,
kenn mësul dégg ci moom lu la naqadi bu ñu ci jógee ñu jaale Seyd Abdourahim Seck ca Ceneba moom it yàllaa ko fi indi moo ko fi jële kenn mënu ci dara mënul woon bañ a ñëw waaye mënul woon bañ a dem noonu la ko yàlla bëggee woon Ceneba bokk ci ëttu Cheikh na Ahmad Tijani radiallahu taala anhu di ëtt bu yàgg bu am cosaan am taarix boo tuddee taarixu tariqa bi fii ci Sénégal fokk nga tudd Ceneba doore ko ci maam Amari Ndaak ak fa mu jaar ba tariqa bi dugg Ceneba sax fa saxal fa la mu fa saxal lañ ca santaane woon ñu di ko taxaw di ko def su ko defee ñi jaale njaboot ga won leen ni ñaar ñii ñu tudd fa ñu jóge ak fii ñu toog di wax ñoo bokk lépp dara doxul suñu diggante ndax li gën a foor ci li ñu bokk moo di baatub laa ilaha illa allah sayyidina muhammad rasulullah ñaar yooyu kooko bokkal yàlla nee na defaral sa diggante ak ñoom ndax islaahu zaatil bayni fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha defee lii ñuy wax it dañu ciy def yàlla seede nag ni dëgg la ci ñun ñu ñaan yàlla ni ñu ko waxe woon léegi rek ñi dem yal na leen yàlla naq ci géeru yu yërmandeem ba fa ñu nekk gënal leen fii ñu jógee te yàlla nañu xeeb lu ñu yóbbuwaale ndax lu baax lu yàlla nangu moom la nit di yóbbu ca yàlla di ko xeeb ndax la nga ci jële ñi fi nekkoon ak ñoom it yàlla bu seen yaakaar tas bi jaay nabil mustafa bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu ñëw ci ñi nga xam ni ñoo di kilifa yi nekk ci réew mi kilifa nag bare na waaye dafay bare xeet kilifa yi nekk ci réew mi te ñun bu ñu dee wax jiital leen bu ñu dee def jiital leen mooy kilifa diine yi ñoom la ñu yàlla booleel ñi ci jiitu mooy ku fi nekk te sa askan di dellu ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñu di la tudde sëtu yonent bi di la tudde shérif doonte seen silsila wuute na ak silsila ki ci des maanaam kii xasana yi la kii fatimi yi la kii nangam kii nangam surafaaw dañu bare ñu teg ci ki nga xam ni gannaaw Seydi Hajj Malik moom mbirum Seydi Hajj Malik ci loxoom la ko yàlla jaarale yàlla nag moo xam la dox seen diggante dëgg-dëgg ba mu jaarale mbiram ci loxoom moo xamit mayu kooka na mu toll
moo xamit mayu Seydi Hadj Malick na mu toll ñun daal rafetlu ak yaakaar lañ ci am muy Cheikh El Hadj Omar Fouti radiyallahu anhu moom it njabootam tey Ceerno Bachiru Taal moo fa nekk di xalifaam ci njaboot gi nag ay xulafaa wa ngi ci parce que xalifa sa baay mooy bu sa baay génnee àddina rek kuutaay nga ci kër gi boo ko boolee ak assumer sa responsabilité sa mission daal di bëgg a mat ndax ku wuutu nit ci béréb la mu nekkoon sawe boo nga nekk ca la mu doon def nga def ko la mu gëmoon nga gëm ko jàppale woo ko moom liggéey na ba dem waaye sa bopp ngay defaral nuyu Ceerno Madani Muntaqa nuyu ko moom itam ak njaboot ga topp ci ñoom nuyu suñu mbokk mii nga xam ni ñoog moom a dëkk yàlla boole ñoog moom te mu mel na ñoo bokk mission taxawal yàlla gindi jaam yi teg leen ci yoon yar leen ci jàngal leen jikko muy Sidi Bekay Kunte moom it maamam liggéey lu rëy ci diine ji di Sidi Mokhtar Kunti ñu di ko nuyu di ko ziyaara di ko ndokkeel ci at mi di nuyu Ceerno Ahmed Tidiane Ba ci Madina Gunaas di ko ziyaara di ko ndokkeel amit nag ku nekk ci diggante bi di sang di ku baax di borom jikko yaru ci lenn moom dafa laggi ci tarbiya ba jataayam xoolam waxam néew na nga gis xalifa bu mel na moom ci yaatalam ci njëkkam ci defam lu baax ak gàddu li nga xam ni moom la doon te fekk ko fi bàyyiwu ci dara mu di Ceerno Muntaqa Bachiru Mbàkke nit ku baax la moom bëggoon naa wax ci moom lu bare waaye waxtu wi du ko laaj waaye daal loo bëgg a wax ci nit ni ku baax la deseeloo ko dara jikkoy kilifa la amee neex na deret yomb na te doyadiwul yiw na am na tarbiya ci kër maamam ñu di ko nuyu di ko ndokkeel di ko ziyaara di nuyu sang ba ca Kawlax di xalifa Mahi Niass xalifa Mahi Niass di ko nuyu di ko gërëm di ko sant bi tabaski yi jubsee te Alaaji Maxtaar Njaay mii jëf-jëf yom juree jooju mu jëf ci kër kilifa yi fu ne mu dem fa toog wax ak moom keroog ba mu waxtaanee moog Mansour Fall ba noppi la sëriñ maa yi tontu ku ne dégg nga ko nit ku dal
nit ku mat fa tabarakallahu nit ku xam boppam nit ku jaar ci yoonu xam boroomam ak di ko wut loolu la fa donne ndax kër maam Abdoulaye Niass ku fa demoon tey di jeexaat doo fa for lu dul yàlla ak Cheikh Ahmad Tijani kon su maa yi ñëwee toog place su mag ña doxaleen noonu mel noonu yaakaar mën na aju ci moom ni ku ko jàpp mën nga àgg di ko ziyaara moog njaboot ga yëpp imam Cheikh Tidiane Cissé di ziyaara itam Cheikh Ahmed Tidiane Niass ca Léona Niassène ziyaare ko ndokkeel ko moog njaboot go fa nekk ku mel na Seyd Arabi Niass di ko nuyu di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale ci yan bi nga xam ni kenn tànn ko yàlla ko tànnal boppam teg ko ci kawam nuyu sëñ Muniru Njigan xalifa maam Ahmed Njigan ca Thiès di ko ziyaara di ko ndokkeel ni ñu def ñëpp di nuyu sëñ Daouda Mokhtar Laye di xalifa bii nga xam ni dafay soog a toog te door moo gën a jafe àggale lii mu sumb nag parce que yéene àggale yàlla na ko ci yàlla jàppale di nuyu Ousseynou Seck Assane Seck xalifa Thiénaba bii soog a toog moom itam li ñu wax ci sëñ Mokhtar Daouda Laye moom la ñuy wax ci moom ñu teg ci Serigne Ousmane Ngom Hadj Ousmane Ngom ca Paal di ko xam ni ñoo bokk jataay bii ndax li fi am solo maamam ak Seydi Hadj Malick ko bokk taxawal ko ba mu taxaw waaye yàlla def na teew na ndax bi ñëpp teewee Serigne Bachir Ngom a ngi nii toog di borom xam-xam di borom yar di borom sutura wuutu ko fi toogal ko xam naa lim dafa mënul a ñàkk waaye bu ñu ne woon xeetu Seydina Muhammad rek ñëpp dugg Serigne Abdoul Aziz Touré ngante tax ndaw ñoo waroon a bokk jataay bii bu ñëwee du gan du jaambur lii fi am la fi am ci ñaari wàllam yëpp Seydi Hadj Malick a jur ndeyam Seydi Hadj Malick a yar baayam ñu nangu ko jàngal baayam nekkoon nit koo xam ne kii nag jaar na ci Seydi Hadj Malick waaye yàlla la gëmoon yàlla ko doyoon moom la doon wut dajeeg Seydi Hadj Malick ndax dañuy wax ni Alhaji Saïd Nourou Tall
dafa wax ni amoon naa jamono su ma la nee ana diw nga ni ma nga Bamako bu ma ko joxoñee sama baaraam dina ko laal te fii laay toog defoon naa ni du ma dajeeg benn nit topp ci gannaawam waaye ba ma dajeeg Seydi Hadj Malick ñu jëflante dama walbati ko rek topp ci gannaawam moom nag bokkoon na ci mag ñi nga xam ni moo Serigne Hadi Touré mi ñoo seqoon Seydi Hadj Malick ndax ñoom Ceerno dafa nekkoon magum kër gi lu ñu bëgg a wax Maodo moom lañ koy wax mu wax ko lu ñu ko bëgg a laaj moom lañ koy laaj Seydi Hadj Malick ci xormaam mu jàppe ko Cheikh Omar al Fouti jaaree lu bari ci loxoom seulement dafay xat waaye kon moom it ma wax la ci moom li ma jot a xam aslëf li ma xam ci moom Seydou Nourou Tall am na lu ma xam ci moom ndax dama taxoo woon ak moom Seydou Nourou mooy sama sëriñ jaar naa man fu bare daan naa ko laaj lu bare itam bare na lu ma dégg ci Seydi Hadj Malick ci moom laa ko dégg ndax ku lay nettali histoire ba daanu ci sa kaw senkom tàqali koog sagoom ba fi mu téye ci yow ba lay dañ ay nit ay ñëw dindi ko kooku la mu lay wax rëy na ci moom te Seydou Nourou daan na def noonu Seydi Hadj Malick rek la fonkoon ñu nuyu imaamu ratib bu Dakar di Papa Samb di nit ku baax nit ku dal ko effacé wu ku delloo boppam gannaaw te bu ko matul woon Dakar duñ ko jiital moom it fa mu toog ay maga fa toogoon Alaaji Amad Lamin Jéen ak ñeneen kon ñu nuyu Alaaji Papa Samb dugal ci nag ilimaan yëpp bàyyiwuñu benn képp kuy ilimaan rek dugal nañ la ci biir ndax lii ñuy wax amul discrimination ñëpp jaamu yàlla lañu ñëpp ay bokk lañu innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum loolu la ñu yàlla wax su ko defee ña ca topp di mbooloo yi nga xam ni dañ ko sos te sos ko ci turu diine muy aljamiyatul islamiyya ñu yëpp di dund fii ci Sénégal mën nañu wax ni la ñu ciy jëkk a wax mooy ibadur rahman dugal ci ñi ci des ñëpp teg ca président daayira yëpp Sénégal fu bare daayira la waaye daayira yi ñu mën a tudd ñu boot daayira yi ci des mooy daayiratul kiram ak daayiratul ahmadiya ñu boot daayira yëpp ndax daayira bare na waaye daayira dëgg-dëgg sëñ Babacar Sy radiallahu anhu moo ko jëkk a sos gannaaw baayam Seydi Hadj Malick ca jigéen jëkka maamu ko jëkka ba mu ne may seen góoru mbootaay dindi nguur dem ba jox leen
Sidina Abubakar radiallahu anhu ñëw saxal loolu yaatal ko wax digle na mu war a doxe fa ngay yaakaare yàlla bu fa gëj fa ngay wutee yàlla bu fa gëj fa nga xam ne boo amee yàlla fa nga jëm bu fa gëj si mooy ak suñu yoonu Tiwaawan suñu diine ak suñu tariqa ak suñu yoonu Tiwaawan waaw suñu daayira suñu yoonu loolu kon sëñ Babacar radiallahu anhu moo sos moo dundal daayira gannaaw ba jigéen ñale sosoo waaye booba turu daayira siiwul ci moom la daayira siiwe fàttewuñu ñu boole ci ki nga xam ne mënuñu ko ci génne Monseigneur Benjamin Ndiaye ñu boole ko ci ñoo bokk Sénégal ñoo bokk askan wi xam naa dafa waroon sant si bañ a sant Ndiaye waroon sant si bañ a sant Ndiaye parce que Ndiaye moom boo ko déggee mooy lu ñu gaaral lu yàgg te jarawul lu bare lu ñu ràcc rek teg ko nit ñi di ko romb te kenn jënd ko mooy Ndiaye tabarakallahu su ko defee nag ñu ñëw ci ñi nga xam ni ci jamono ñoom la yàlla jox genn wàllu jamono li dul diine te dend ak diine mu bokk ci li doxal àddina doxalul diggante nit ak yàlla waaye àddina lay doxal mu di république bii ñu nekk ki yàlla teg ci kanam mu di Macky Sall ak gouvernement am tegu fi boppam yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ci coobareem ndax boo seetloo ni mu fi tooge ak ñi mu fi fekkoon ñu bëgg fi toog yàlla ñëw teggil ko ñooñu ñëpp ñëw du teg ko fi mu toog nga xam ne yëf yi dafa am boroom am doxalin am loi am règle li yàlla di def nag daf dul tàggoo du yëgle dafay dogal rek mu am innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ñu ni usine bu yàlla di fabriquer mi ngi nekk baynal kaafi wan nuun Macky Sall jiite ko ñu di ko nuyu di ko jox li ñu ko ameel ci respect réew mi nekk ci loxoom ñuy ñaan lii yàlla teg ci loxoom yàlla na ca yàlla téye lu nekk mën nga jàng ba ñu ne sotti na yàlla jubbanti la nga taxaw wala fi dañuy wax ni tuñum gëleem lang na waaye daanuwul waxuma politique nag damay wax kilifa gu yàlla tànnal boppam te tàgguwul kenn teg ko ci béréb respecté ko ngir yàlla ma ko fa teg parce que respecté ko mooy respecté jëfu yàlla ci kaw suuf te lu yàlla def rek war nañ ko fonk bu jëloon benn dof tey samp ko ni mooy borom réew mi mënuñu lu dul topp ci gannaaw dof ba ko am sa ndox sang ko ko am sa mburu jox ko waaye ñu topp ci gannaawam
ni yàllaa ko fi teg ñun yàlla def na sutura xëy na àddina ku ciy dund jëf-jëfu àddina waaye xeeruñu ci politique waaye du tere nag politiquement ku fi yàlla teg rek cër ba ñun dañ ko respecté di la ñaanal nag ndax waruwaay la ñu ne ci kaw ci waruwaay la ñu nekk nga amee baar bi di dawal war nañ la ñaanal ni ko Cheikh El Hadj Abdou Aziz daan ñaane yàlla bu pën a toj yàlla bu baar de couplement dog yàlla bu oto chaviré yàlla bu chauffeur juum yàlla bu kàmb am ci yoon wi yooyu yëpp ñu di ko ñaanal pour bëgg réew mi ñoŋ réew mi kenn moom ko ñëpp ko bokk waaye nag moom lañ ko teg ci loxoom mu mel ne yàlla yëg na ñëpp waaye moom la wóolu teg ko ci loxoom yàlla xam kon mënuñu lu dul ni lii ko yàlla defal yàlla xam lu tax mu def ko waaye yàlla nañu jik ñun ñëpp teg ca ñi nga xam ni ñoo fi nekk na moom dafa am fu mu toll woon bëgg réew mi yàlla jox ko ko foofu mu toll woon am na ñu fa toll bëgg réew mi xamaguñu leen moom nag mu fi bëgg a yàgg ñooñu xamaguñu leen ñuy ñaan nag yàlla képp koo xam ni boo amee réew mi waa réew mi am noflaay jëriñu yàlla na ko yàlla teg ci sa loxo ñu di leen wax opposition waaye daal képp koo xam ni daa ñëw ëllëg ndax kenn saxu fi yàlla nguur cërëma te nguur gu sax dàkk cërëm mooy cërëm moo tax nag ñi ñuy wax nguur kenn ku ci ne yàllaay comp ca nguur ga mosal la boo demee nag booy bëgg a xattar biku yàlla nangu la mu la joxoon xam ni nguur gu sax dund gu sax mën gu sax am gu dul jeex yàlla rek ko jagoo ñuy ñaan ñooñu tuddee seen bopp opposition ak ñi nga xam ni ñooy gouverner ak ñi nga xam ni muhaayid lañu ñoom société civile ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk yal na yàlla coppati ci sa xol dugal ci sa xolu moroom ba xalaat yi soppiku bëggante am rusante am worma am kersa am teralante am jàmm am ñu jëriñoo ko yal nañ ko yàlla boole defal loolu moo di li nga xam ni moo fi am fii ñu toll moo waral coow li bare na fi jóg ak naa toog ñi naan na fi jóg nag bare nañu ñi naan naa toog nag kenn ku nekk sa bopp la tax di wax toogagoo waaye boo toogee yal na la yàlla jàppale ba nga def fi lu nit ñi mën a jëriñoo bi ci des nag mooy réew mi ñi nga xam ni ñooy gouverner di jiite bala bu ñu dee tëral dara bala ñu koy mën a doxal fokk ñu jaare assemblée waxtaan werante génne seeni xalaat tëral su ko validé loolu war na am wala warul am waaye bu fekkee dañuy wax dëgg rek
assemblée loolu amu fa la fa am mooy xuloo xeexoo dóorante kurpeñ saagante waxante lu bon ki nga faral bu waxee lu dul dëgg nga dëggalal ko ki nga contre bu waxee dëgg nga weddi ko loolu moo di loo xam ni moo fi nekk du xas du lu ñu sos ñoo ko fi def ñëpp teg ci seen bët ñëpp ci tegaloo seen bët bu yàggul rek lu mat ñaari yoon am na fi te jógogu fi la assemblée waroon a jëriñ mooy ñañu fa teg ñuy ay député kenn ku ne région ba nga représenté soo ñëwee assemblée neen taliba de toj na nawet bi dog na yoon wa forage ba yàqu na lamp tàkk gu fa nangam wax a wax pour lu jëriñ foofa ñu seet nan ca ña ko war a jagoo ministre de tutelle ba ko war a amee mu seet nan la koy jagale loolu moo fa waroon am ña bëgg a wax ami soxla te mënuñu agsi yéen ña ñu tànn ni demal leen ñu bu ngeen ñëwee war leen def lu wuute ak lañ leen santoon loolu moo di seen warugar nit nag doo ko chargé de mission mu bàyyi mission ba dox soxla boppam dem nañu ba nga xam ni ci wàllu àddina nii rek wàllu société repère amatul crédibilité amatul confiance amatul kenn yaakaaratul kenn ku ci nekk fa mu gën a ñaawe fa ngay tibbe saaga nañu politiciens yi saaga nañu sëriñ si saaga nañu ku deful dara saaga yiwul du defar kon war nañu mën a jéem a jubal war nañu mën a jéem a juboo ndax transhumance su mënee am juboo mën na am transhumance moo di juboo ma ak yow démb maa nga fale yaa nga fale jotewuñ dara tey ma xëy si rek jox la loxo nga jox ma loxo ñu daal di ànd lëngoo ñu daal di ñu portale ku mën transhumance nag ngir sa bakkan ngir àddina war ko mën a def ngir yàlla nañ leen transhumé ci yi nga xam ni yàlla gërëmu ko ñu bàyyi ko fa te transhumé wuti la yàlla gërëm ñaaw-ñaaw yi bare na trop wuute gi doo xam fu mu fayti te it kenn ku ci nekk li nga bëgg soo ca jotee coow li ni kuy boo ca jotul coow li ni kuy dina nit benn mu am wala mu ñàkk loolu mooy réglo àddina foog nga am wala mu ñàkk su ko defee loolu di fi bëgg a yàgg loolu di fi bëgg a yàgg trop ñu dem nag ba mu yokk yées na mu meloon mu gën ko yées léegi yàlla nag mën na muñal ay jaam waaye du leen seetaan lu leen neex def léegi yi bon ci jamono bare na yi yàlla buggul
réew mi dañu ni réewum jullit la ñuy puukare woo 95% musulman 95% yooyu boo ci dindi woon ñi xam waman naqasa wa zaada ñu tuuti la ñuy doon jàng nañu tubaab nekk nañu ay ingénieur nekk nañu xawma lan ak lan ñu ngi toppatoo ñu ngi dugg ñu ngi génn ñi lee ngi bitim réew international ñi lee ngi ci réew mi di borom diplôme xale yu tuuti yi léegi kenn nangootul wax wolof ñëpp tubaab la ñuy làkk loolu moo di xeeb sa bopp te sa bopp nag du yow yàlla la bind nii nga mel kon da nga war a nangu ni la yàlla def boo ñëwee ci jigéen ñi li yàlla bañ ñoom dafa mel ne dañu wax yàlla dama ni dafa mel na xasuma leen nag waaye loo am ñëpp teg ci seen bët maanaa yow yàlla def la bind sa karaw gàtt nga wuti beneen karaw ni yàlla yow ba nga may defal karaw xëy na pénurie karaw dafa amoon bu mënalu loo ma defal karaw gu gudd nga ñëw defal ma lii ba noppi wëlbatiku naan rëbb naa ku yokk ku lonkal waaw wal mustawsila su ko defee nag yàlla ni moom ak yonentam ak ci malaakaam képp ku yokk yàlla rëbb na la ak ñooñu yàlla def na itam karaw yi fu mu jóge ñii ñu dee lañu dee foo xam ni duñu maye dara duñu bàyyi dara ku dee rek boo sa karaw guddee ñu wat ko jaay ko te itam feebar dafa bare te karaw sore ci deru nit nekk ci biiram boo ko watee rek mu génnaat kon ma nga ca biir yàlla rek a xam fu mu nekk waaye boo tojoon bopp bi karaw du génn loolu jigéen ñaa ngi koy def mu bokk ci yàlla buggul jigéen ñi lii def boppu neen ak boppu neen conséquences yi ci am fii góor ñi sax dañ leen daan tere boppu neen surtout waxtu timis loolu jigéen ñaa ngi koy def benn musiba bu mag am nag mooy réseaux sociaux yi bi mu ñëwee jigéen ñi di photo wu di joxe adresse yàlla bind la ci gën jaarafeti bind yàlla bind la ci nga transformer tout su ëllëgee mu jural la jàngoro tu kenn mënu la faj loolu jigéen ñaa ngi koy def réseaux sociaux yi lu nekk ngi ciy xew commentaires yi saaga yaa ngi ci ñu ngi apprécier lii di xas lii di saaga lale kenn xamatul foo jëm góor ñi ñu nga ci la yàlla bañ lu fi yàgg loo xam ni juróon na fi coow bu yàggul mësu fi jóg nag yàgg na fi li naqadi yàlla nag ku yebu naqarlu ku ko naqarluwul ca nga bokk complice nga te li naqadi yàlla kenn mënu ko wutal am argument boo ko défendre amul
amul ci àddina li yàlla ni bugguma lii nga indi argument ni lii baax na amul mu mel na état bi ci seen bopp ñoo war a contrôler état bi li fi warul am mënu fi ñàkk bañ a am foog mu am fi waaye kenn du ko manifester bi ci des mooy sàngara si xale yi di naan di ko jënd ci école yi mbuus 100 francs di ko naan loolu war nañ ci wax loolu nag mbirum état la beneen bi ci des moo di boîte de nuit yi bare na fi mbon gi bare na fi liberté bi bare na laisser-aller bi bare na jigéen ñi simmeeku seen yaramu neen yi nekk ci biti façon bu ne ñu di ko def fecc mi bare way yi bare doo xam looy def télévision yi bare télévision bu nekk am nga droit wu lu la neex génne loolu kenn mënu ci dara waaye nag boo demee ba di mag di responsable war a mën a am télévision war nga mën ni télévision bi day dinaa seet luy jëriñ réew mi ma def ko ci waaye du ma ci génne lu bon du ma ci génne lu bon xëy na télévision yombul jafe na parce que foog nga am sponsor foog nga am ku la jàppale nga soog a mën a dem waaye ni mën naa ko di def yu rëy am nga alal télévision bi lu ne di ci jaar lu waay bëgg a wax ko te la muy wax dara du ci dëgg lu waay bëgg a wax ko te dara rafetu ca mu mujj nekk moyen boo xam ni moom la ñu communiquer loo bëgg a wax nit ci nga koy jaar wax ko loo bëgg a gaaral nit ci nga koy jaar gaaral ko parce que léegi jëlal benn émission diine ki koy présenté moom rek ay amee kàddu animateurs yi duñ ci am kàddu ñu di leen jël nag borom xam-xam yooyu di leen jël di leen taaj di leen wax loo wax yoo xam ni yàlla àndu ci yonente àndu ca te xam nga am na yoo xam ne soo ko dee wax wala nga di ko def jotewoo koog ñi koy dégg rek lañ ci am ki ngay dajal ëllëg moom nga amal affaire su ko defee ñaaw yooyu yëpp ñu war ko bàyyi lu ñaaw nag su dee am nit ku nekk am nga war nga mën ni lii ñaaw na bokkuma ci moo gën du man kenn lii ñaaw na te lu ñaaw nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu ci wax ku gis lu bon lu ne fexeel ba mu dañ soo ko mënul jéebaane ko ñëpp wax ca soo ko mënul ne ñëpp di ñaan ba yàlla jële ko fa xew-xew yi fii am ñuy manifester di marche di def leneen kenn ku ci nekk sa compte nga ca moom ngay régler sa compte ba nga cay régler kii dafay régler compte politique am kii régler compte mbañeelam ak enam
kii réglé compte économique am dem ci boutique ba toj ko jël fa la mu fa jël yóbbu këram 3 mois doo jëndi dara lépp nga am nga ko moo tax keroog bi manifestation yi amee fii ki ñuy wax ni dafa téléphoné ci woon benn xaritam xam mbokkam ni ko dégg naa Auchan bi ñu ngi koy toj buñ ko tojee nag mu ci jëlal meew waay dégg naa ñu ngi koy toj jëlal ma meew xam nga loolu bokkul ci manifestation bokkul ci mécontentement politique bokkul ci leneen loolu faj sa aajo la et seetaan bi it xaw bare waaye ñu xam ni Sénégal bokk na ci dëkk yi yàlla téyel boppam lii fi nekk di Covid la jël nit ñi kenn ku ne di ko jàmbat te doo ci def li yàlla bëgg li ci yàlla bëgg moo di képp ku mu fekkoon ci lu bon nga bàyyi ko dellu ca sa borom tuub jéggalu ko yàlla tëjul buntam te buur bu labir la nga tuub jéggalu ko man de wax dëgg yàlla ci lu bon laa nekkoon waaye daal comme damay dee ëllëg te xam lu may fekki naa teel a bàyyi li ma nekk rek yàlla daal la ci fekk jàppale la Covid bi fi nekk Covid bi jeexagul Covid bi jeexagul Covid bi du jàngaro Covid bi yàlla jéppi nit ñi wàcc balaa ci seen kaw wàcce balaa ci seen kaw ñu di ko doyadal di ko doyadal di ko doyadal ba ci fan yi ñëpp daw di wuti ñàkk te dañ ko doon kontar balaa la su boobaa nag ñun ñu tëjoon jàkk yi waaye santuñu kenn mu tëj am na nag ñoo xam ni seen pas-pas ci kër Seydi Hadji Malick fii la ñuy doxal rek la ñu ànd ak ñun doxal ko tëj seen jàkka ni bu Tiwaawan tijjiwul du ñu tijji ñun li ñu taxoon a tëj jógu fi mi ngi fi ba léegi moo tax Ahmed Lamine Sall bu Serigne Abbas Sall radiyallahu anhu ba ñu jëkkee wax tijji booba kaa yi barewul ñu ni nañu tëju kaa yi bare ñu ni nañu tijji dafa ni ku gouvernement waxoon nga tëj bu la nee tijjil ñi nga xam ne ba ñuy tëj gouvernement taxul ñu tëj mën nañu bañ a tijji ba gisul leen doy ñu tijji loola doyoon na tontu Sénégal yëpp wax boobu mu wax doyoon na tontu pour tout le monde parce que répétition mooy am répétition boobu bu mbooloo dajaloo ñuy wax kenn wax dëgg na ñëpp incliné wu rek ci dëgg ga waaye moo gën man dëggu kii du sama dëgg dëggu kale du sama dëgg ci ñaare li koy waral bokkuñu parti wala bokkuñu sëriñ mu mel na alquran wax nañu ni lii fi nekk lu ngeen mën a def du fi jóg laysa laha min dunillahi kaashifa laysa laha min dunillahi kaashifa dafay am faw ba mu neex yàlla mu jëlee ko fi su ko defee li ñuy wax li ñu digaloon moo di diine dafa am lu mu santaane ci li ci gën a gàtt moo di
fu lii am bu fa dem fu mu am fekk la fa bu fa jógee ñu bare dinañ ci saxaaba yi te jëfandikoo sunna si yonent bee tax ak waxam dëggal waxam moo tax ñu dee ca toujours ma wax ni Seydina Omar ibn Khattab day ba ko waajee ne da ngay daw dogalu yàlla mu ne ko waaw damay daw dogalu yàlla làqu ci dogalu yàlla léegi docteur yi li ñu am pour protéger population bi mënuñu leen faj waaye mën nañ leen aar ñàkk ay anticorps lay créer anticorps yooyu moo lay tax a mën a résister lii fi nekk ba bu la dee dalit du la dal bu fort waaye du tere nag mu dal la bu la waree dal la dal waaye bu la dee dalit du la gaaw semmal doo gaaw lot kon man de li di sama xalaat moo di bu ñu nee ñàkk na ñëpp ñàkku ji parce que mbirum yàlla man li ma gis fii ci mag ñi fi nekkoon ku ci feebar di naan aspirine boobu dañ koy xóoyal di ko naan wala ñuy naan kinin kinin sax lañ jëkkoon wax indi niwaa kinin indi chloroquine indi yu demee noonu waaw chlorhydrine nag yu kenn xamul waaye bala ñu ci daan naan benn doom danañ ko téye ni tekk jooju lan la moo di yàlla maa ngi sabablu kii nag mënul ci man dara du ma faj yow yaa may faj daal di naan doom boobu ci sabablu léegi nag li ñuy def dañ ci génne yàlla li ñuy def lépp dañ ci génne yàlla léegi li ci des yàlla mënul lu dul fàkkal la yaay seet noo cey daanoo nag yaay seet noo cey daanoo fi mu la war a fàkkal na rek nañu dem ñàkku ji te bàyyi weddi bi fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun li nga xam ni daf la dal te xamuloo noo ciy def kala ci tane ci xam-xam demal jox ko sa bopp wala nga laaj ko docteur yee xam ñoo amee ñàkk yi na nit ñi ñàkku ji te toog xaar yàlla waxal ni yàlla maa ngoog fu ma nekk xam nga ko li ma bëgg xam nga ko li ma ñàkk xam nga ko bu la neexee loo ma bëgg a defal xam nga foo may fekk yàlla fekk dafa ko neex betti la xéewal ñoo yàlla betti la xéewal yàlla betti la xéewal te ñu wàññi wax ju ñaaw ci télévision yi plateau yi wàññi weddente bi bu ñu ko mënulee bàyyi nañ ko wàññi docteur yi nga xam ni ñoo nekk ak malade yi di sonn guddeeg bëccëg nit ñi di leen daw ñoom ñu di leen ñooxu pour faj leen ñuy ñaan yàlla yal na leen yàlla musal te ku ñu tiim yal na nga wér ñi ci dee yàlla na leen yàlla jéggal yërëm leen ñi ci dund te tëdd fa ñu tëdd mënuñu jóg yal na leen yàlla yëkkati ak jàmm kenn bañ ca dee ñi tëddul yàlla bu kenn tëdd docteur yi nag seen coono yàlla mu neen yàlla nañ ci sonn ba xëy suba gis résultat bu positif muy seen liggéey yàlla fay leen ci te dañuy wax ni un bienfait n'est jamais perdu lu nit def ci lu baax yàlla nga ko denc bu man ya'mal misqaala zarratin xayran yarahu aw charran yarahu waaw li ci des
moo di delloo sa bopp ci yàlla boo mënulee ñaan gu ñu bind nga toog ci sa làmmiñ yàlla li waral lii de maa ko def te yëguma ko ñaari àq dal ma ci ma def lu la naqari def musiba ju ma yóbbuwaale jaam yëpp ba ñu loru ci mat la ñaan nga jéggal ma ñaar yëpp keneen wéet ni maa def lii maa tax mu am keneen ni maa tax mu am keneen ni maa tax mu am léegi ñu àgg ca ka def la neexul yàlla ba lii am te lii daawul amee nii ci benn dëkk la daan amee ñu di ko coow Ebola barki démb la fi jóge waaye addina yëpp mu wër ko ñëpp lot kenn mënu ci dara yàlla leen xam ngeen ni maa mën man mii maa mën ku koy def-defle fa jële fi lii kenn mënu ko waaye bu ñu jubalee ñaan saraxe kenn ku ne xam nga koo tane nga dindi ci la nga am jox ko waaye dawal sa oto bu rafet sol sa mbaseñ ñëw sa daamina tak sa lunette tak sa montar romb nit koo war a defal lu nekk nga di ko seetaan moo tax Seydi Hadji Malick wax ni am bu ne nattu la ñàkk gu nekk nattu la ki am yàlla ngi seet na muy séddalee ndax dana séddale wala déet ki ñàkk yàlla ngi koy seet ndax dana yaakaar keneen ku dul moom wala déet kenn ku ci ne ci nattu nga toll boo yaakaaree keneen ku dul yàlla wa idaa sa'alaka ibaadi anni dafa xamul inni qaribul ujibu da'wata daa idaa daani ku yebbu muñ kuy dund ku ne daa am kuy dund ku nekk daa am kuy dund ku nekk wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha dañuy wax ne yàlla ba mu commencé maye digle di maye booba ñaan xewul waaye terewul la ma waxoon ma ngi koy def mu des nag yooyu fi nekk yëpp sëriñ si ci seen bopp ni yàlla lañ fi toogal sëriñ sëpp laa wax ni yàlla lañ fi toogal ku fi toogal yàlla bu yàlla ne xëy leen tool ñëpp war a xëy tool bu yàlla dee bay toolam ñëpp war ci xëy waaye kenn xëyul lu ñu def moo di kenn ku ne yaa ngi toog di jàmbat di coow naan nañu ñaan te boo dee ñaan doo xam sax looy wax yàlla nag kattanam ak fulaam àgg na ci wa in yamsaska llaahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu waaye nag soo demee ba soppi ku mel ni yàlla bëgg wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadli waaye sëriñ si war nañu wax ci réew mi wax leen ma yéen ñii fi toog ku ci fàttaliku benn bés boo xam ne bii sëriñ si dañu daje di ziarante di nuyonte wala ñuy waxtaan ak seen njaboot gi njabootu diine la njabootu lislaam la njabootu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu dajaloo ñoom waxtaan bëgg a waxtaan ak mbooloo mi bu ñu ko defoon daañu mën a waxtaan ak gouvernement waxtaan ak mbooloo mi kon ay du fi bare waaye defuñu ko bu ma kenn ni waaye yow nag ndax def nga ko man bokk ma ci sëriñ si man ci taalibe yi laa bokk man aligné naa bu yàgg man ci taalibe yi laa bokk taalibe Seydi Hadji Malick laa
taalibe Seydi Hadji Malick la damay génn di yolos si fii ab sëriñ dafay am ñetti taalibe topp ko ku mu taseel nuyu la nga tàllal mu ñaanal la nga làmb as jëf jox ko mu def ci poosam waaye bala koy denc yër ko nag ba xam ñaata la loolu mooy sëriñ ñun nag ay taalibe lañ bu tooyee ñu paccax-paccax yi bu woowee ñu def ndànk loolu rek moo fi nekk def naa ni mën nañ yem foofu su jubee maa rafet xalaat su dëngee nag yéen ñi ma seetaan may wax ngeen noppi yéen a ñaaw xalaat waaw du man yéen la dama ko mas wax sëñ Abdou dañoo am CRD fi mu yónni ma ni ma dafay am fu muy dem naa ko waxtaanal ak waa CRD bi ma waxtaana ñoom ba pare ni leen nag sëñ Abdou nekku fi xaw ma dafa daw wala déet waaye buy wax ji jubee mën a bu dëngee nag moom mi fi nekkul la waaw ah fa tabaarakallaahu di sant njaboot gi fi teew sant asfiyaay gërëm ko sant ko mu góorgóorlu bu mu naw benn jëfam kuy jëf ngir yàlla loo def ni yàlla tax ma def ko bëgg ca wanewu boo ko tàllalee yàlla mu wan la li mu la defal nga xam ni defaloo dara di gërëm Maxtaar Njaay di ko sant di ko wax ni bu mu naw jëfam ci télévision bi bu mu ci gis boppam na yem ci biir nit ñi yem leen ci biir nit ñi ànd ak nit ñi moo gën jéem a ëpp nit kenn ku ci nekk li la yàlla defal ci nga amee lii waaye bu ngeen góorgóorloo nag li indi tànku kanam mën na indi tànku gannaaw xel yëpp a ngi ci yéen yéen la ñëpp di déglu xel yëpp a ngi ci yéen seet ba xam naka lañ leen di defarale seen télévision jàppale leen ba ngeen mën a dem parce que télévision jàppale dëgg la laaj jàppale dëgg la laaj fa tabaarakallaahu ñu yemale foofu wax ji sant leen wan leen nit ni leen yéen ñaar ñi seen gannaaw nit ñi dañ leen qualifié ni yéenay télévision kër gi yéenay télévision kër gi kon fokk ngeen ànd juboo di déggoo di waxtaan xam ni liggéey bu baax ngeen di wut muy sagu kër gi liggéey bu baax ngeen di wut pour war ngeen mën a def liggéey bu baax parce que boo dee def leen te am ku la ca jiitu la mu def dara baaxu ci seetal la mu def la ko yàq nga teggi loola ci jéem a def lu baax ñu leen di sant ñu ngi leen di gërëm di nuyu nag sëriñ Bachir Ngom di ko ziara boo xam ne maam Alaaji Rawaa na ko moom di nuyu Baye Omar mi di ko ziara boo xam ne bi sëriñ Babacar a ko moom di nuyu sëriñ Abdul Hamid di sama doom di sama sët di sama jarbaat amee communication kër gi lépp lu ñuy def ci loo xam lañ koy jaayee mooy communicateur bi kër gi kenn ku ne da nga war a yenu di ko ziyaara boo xam ne dañ koy def ak ñaan
mu fekki waajuram wa ca raw doom soppaliku fa ak leer ànd ak leer googu di boy ba ca barsaxam nuyu kilifa jataay bi mu sëriñ maam Ousmane Sy bu sëriñ Habib bu Alaaji Malik ziyaara ko moom itam ziyaara boo xam ne bi dañ koy jaarale ci moom mu jëm ca waajuram dem ca maamam nuyu sëriñ Habib ziyaara ko moom it teg ziyaara bi ci loxoom mu àgg ca baayam àgg ca maamam ay maamam nuyu sëriñ Malick Sarr mi nga xam ni surtout Seydi El Hadj Malick la ndax ñi fi daje ñëpp ay bokk lañu nuyu kale ci gannaaw te El Hadj Malick Sy toog ci suñu biir waaye waajur la ci ñun baayam suñu maama moom bàyyi la ci ñun mbokk yi demee noonu mbokk bu yaatoo nga jur ci doom joo mag doom ji la mag wala doom joo maaseel nuyu sëñ Maxtaar Njaay ziyaara ko jël ziyaara bi teg ci loxoom mu jaar ak moom ca buntam muy buntu amiin yàlla barkeelal ko liggéeyam te jotalal ko li muy ñaanal amiin ndax dem na ba ñu tuddee ko Maxtaar Njaay amiin Abdul Hamid amu ko Abdul Hamid rek la tudd moom am na Maxtaar Njaay amiin du dëgg am na Maxtaar Njaay amiin waaw boo ne woon Abdou Hamid kenn du geesu waaye boo ne Maxtaar Njaay amiin ñu ni doomu amiin la lu ko tax sant Njaay waaye foog ñu laajte loolu nuyu Cheikh Tidiane mi nga xam ni moom it dañ koy nuyu ziyaare ko ziyaare bi mu nangu ko jaarale ko ci man ma jotal ay maamam nuyu Papa Youssoufa Diop waaw Papa Youssoufa Diop maag moom a bokk kees fu ñuy denc damay bañ mu gannaawuma rek Papa Youssoufa Diop nag moom dafa sawar ci lii maa ànd ak moom suba ak ngoon moom it di baayam di najaayam di baayam di najaayam di goroom Habib di baayam di najaayam di goroom mu respectel ma sama jigéen lool am ci moom kersa lool yaras ko lool lépp lu yëngatu ci kër gi fii man mii di toog ak moom guddeeg bëccëg lépp lu yëngatu ci kër gi daf cay dem ba mu bugg a ëpp way xër moo tax léeg-léeg ñu toll foo xam ni sama bët ak bëtam du daje parce que la muy bëgg du ma ko def te la muy bëgg tabaarakallaahu gis nga kayit yi rek moo ko noté nuyu jongo ma jëlee mu ak muraayam nuyu ko dafa nëbbu waaye ci la bokk nag ci la bokk ñu ziyaare ko moom it boole cëram ak bu Baye Omar boole leen muy benn
caméra yi nag caméraman yi ñu nuyu leen ñaan yàlla barkeel seen liggéey te wax leen ni leen bu leen yàkkamti àddina kenn mënu ko jekku te yàlla àndu ca fokk ngeen muñ nangoo sonn bu ñee amee lu ñu am mosal leen ca ngeen doyloo ko taxawee benn tànk ba ngeen di mën a taxawee ñaar teel na nag kenn du juddu rek daal di dox kon juddu leen ak seegu leen ci raam waaye moom ngeen jub si raam ci ngeen jub si parce que àddina yëpp a ngi leen di déglu ngeen liggéey bu baax liggéey bi nag mën ngeen ci am yàlla ndax lépp lu ñu ci wax te yàlla wax ko wala ñu wax ko ci te yonent bi wax ko ngeen filmer ko yokku leen wàññiwu leen daggu leen defu leen montage wax ni yàlla bëggee loolu la yàlla yonent bi waxoon ni ku déggee ci man boo dajee ku fekkewul te yow nga déggee ci man jotal ko li nga dégg moom mooy lii ngeen di def yéen a amee caméra yi yéen a filmé su ko defee li ngeen fi déggee ñu wax ko ci wàllu yàlla li ngeen ko déggee ñu wax ko ci wàllu mbokk li ngeen fi déggee ñu wax ko ci wàllu diine li ngeen fi déggee ñu wax ko ci wàllu réew mi ngeen jotal ko ni ngeen ko déggee dara bañ ci am su boobaa yéen a nga ca yoon wa yéen a ngi waaj a raam waaye doxagu leen nag xaar leen fi ba ngeen mën a dox baax ndey wala baax baay taxul rek juddu daal di dox foog nga jaar fi nga war a jaar waaw loolu mooy sunna si yàlla moom la tëral te dara du ko soppi kon yal na yàlla defal ñëpp yal na yàlla nangul ñëpp yal na yàlla jubal ñëpp gërëm ñëpp jox nag Abdou mu commenté tuuti rek. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, au nom du Khalife général des Tijanes, vous faire l'économie du message extrêmement important qu'il vient de délivrer à l'adresse de la nation sénégalaise tout entière, à l'occasion du nouvel an musulman qui vient d'échoir, mais également dans le contexte extrêmement chargé dans lequel se trouve le peuple sénégalais, tenant compte de la situation d'extrême inquiétude, de la situation liée à la pandémie du Covid-19, dont nous savons les effets très éprouvants qu'elle a eu sur le peuple sénégalais de manière générale, et pour lequel il était important que sa voix soit entendue, parce que incarnant la voix de l'espoir, l'espoir d'un homme qui a décidé de poser son pas sur celui de ceux qui l'ont précédé, naturellement ses pères et maîtres, naturellement celui de son grand-père Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu, qui dans des situations similaires avait l'habitude de poser des actes qui rassurent, de prononcer des paroles qui tempèrent. C'est dans cet esprit qu'il a adressé son message à toute la communauté musulmane du Sénégal,
pour leur présenter ses vœux les plus sincères, mais également à l'endroit des autorités publiques du Sénégal, notamment le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et son gouvernement, pour les efforts déployés pour trouver des solutions aux problèmes auxquels le Sénégal est confronté, de la même façon que le monde entier l'est, pour que cette pandémie soit vécue avec plus de résilience, parce que comme il l'a souligné dans son discours, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle par rapport à cette pandémie, il n'y a que de la résilience. Et c'est donc dans cet esprit qu'il a convié la nation sénégalaise à cette résilience, tenant compte des orientations et des recommandations qui ont été données par les hommes de l'art, les hommes de science que sont les médecins, qui naturellement n'ont pas eu de répit depuis, pour amener les gens à être plus conscients des menaces que comporte cette pandémie et dont seul le respect des recommandations qu'ils ont données peut permettre de le surmonter. Et l'une des recommandations les plus importantes, et je dirais même l'une des solutions les plus probantes qui sont entre nos mains, est la vaccination. Et donc il a fait un appel aux populations pour les inviter à se faire vacciner comme lui-même a eu à le faire et à inciter sa famille à le faire. Puisque c'est la seule solution qui existe aujourd'hui, il invite le peuple sénégalais de taire toutes les spéculations concernant cette vaccination, parce que la vaccination n'est pas la solution finale, mais elle nous permet de ne pas tomber dans la fatalité d'une aggravation de la maladie lorsqu'on en est touché. Le khalife général des Tidjanes invite donc les populations du Sénégal de respecter cette consigne des autorités sanitaires et d'aller se faire vacciner de la meilleure manière possible et de manière disciplinée, tenant compte des dispositions prises par l'État du Sénégal pour faire en sorte que cette vaccination puisse atteindre le maximum de personnes. Le khalife a également insisté sur la nécessité de faire un retour à Dieu, tenant compte un peu de la responsabilité de chacun par rapport à cette situation. D'abord, en faisant notre examen de conscience qui permette à ce que, évidemment, tous les maux, toutes les tares qui sont en nous puissent être expurgés pour un retour vers les recommandations et les enseignements de la religion musulmane. Sortir ce qui est mauvais en nous en termes de comportement. Il l'a cité, donné des exemples par rapport à ce qui se passe de manière générale dans nos rapports les uns les autres. Le manque de respect, le manque de hurma, comme on a l'habitude de le dire entre nous, qui fait que chacun s'étripe, chacun met en avant son bon vouloir au détriment de l'intérêt général. Donc le khalife invite les populations à un examen de conscience pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse voir les comportements
les plus adéquats à avoir pour que la construction nationale à laquelle on aspire puisse être une réalité, notamment dans le respect de la parole, dans le respect de l'intégrité de chacun, dans la promotion de la bonne parole, dans la promotion des paroles qui apaisent, des paroles qui construisent, éviter la polémique. Il a donné l'exemple de ce qui s'est passé auprès des élites, souvent qu'on voit très souvent au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on voit des députés qui sont les porteurs de l'espoir, les porteurs des aspirations des populations s'agripper, s'étriper et qui donnent une image très très négative de notre démocratie et de la façon dont les gens devraient collaborer entre eux pour que cette nation puisse se construire de la manière la plus adéquate possible. Le khalife a également insisté sur la nécessité d'encourager, dans le cadre justement de la lutte contre la pandémie, d'encourager les médecins dans leur effort pour sauver des vies, en nous-mêmes prenant en charge toute la responsabilité qui nous sied, cette responsabilité individuelle, d'éviter en tout cas les gestes à risque, notamment les rassemblements, de respecter les gestes barrières, de porter les masques, de se laver les mains. Il a insisté là-dessus pour aider les médecins et un peu attendrir un peu leur charge, parce que cette variante qui nous est venue dernièrement, ce mutant qu'on connaît sous l'appellation de Delta, est un virus beaucoup plus virulent et qui nécessite que chacun en soit plus conscient et prenne en charge en ce qui le concerne sa responsabilité de respecter toutes les recommandations qui ont été données. Le khalife en a profité également pour présenter ses condoléances aux familles des disparus qui ont disparu dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et présenter ses condoléances à leurs familles. Mais également, il a surtout présenté ses condoléances aux deux figures emblématiques de l'islam que sont le khalife général des Layènes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, qui nous a récemment quittés, mais également Serigne Abdourahim Seck, et a prié pour le repos de leur âme en présentant ses condoléances les plus attristées à leur famille et à leur communauté. Il a également salué et encouragé les khalifes généraux qui ont été récemment portés à la tête de leur communauté, en priant pour eux, pour que leur mission puisse être une réussite à la tête de ces communautés-là. Mais également, il en a profité pour présenter ses vœux à tous les chefs religieux du Sénégal, tous les califes généraux, en priant pour eux à l'occasion de la fête du Nouvel An. Voilà de manière assez ramassée le message que le khalife général de Tidjane, Serigne Aboubacar Sy Mansour, a voulu délivrer, que nous avons tenu à résumer en français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya hayyu ya qayyum ya Allah rabbana ilayka tawassalna bi khairil bariyati ya hayyu ya qayyum